midi dem ba teg ñeent fukki simili ak juróom mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci xibaaru njolloor si bokk na ci liñ fi nar a waxtaanee di coowal fer bu Falémé ba tey njaw a ngi desub xambin ak bataaxal bi nga xam ne génn na daal di weddi kàdduk njiital Pastef ci jamono joo xam ne ki fi nekkoon Elimaanu jëwriñ di Abdoul Mbaye ma ngay jàppal tànk ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. Abdoul Mbaye nekkoon ganuk jury du dimanche daa ngeen ko teewlu ci biir xibaar yi. ca Wakam cité avion ngir gën a mën a setal seen gox ay ndaw daal di soob seen loxo cib tonni mbalit ñoom ñile naam ne sax dañuy daal di weccoo bile liggéey ak i koppar ña ngay jëfandikoo ay moto ngir mën a setal bile gox waaye nag daañu àddu ci ana li waral ñu daal di tànn bile liggéey ci biir xibaar yi daañu ko becci suñu si noppee daañu dem ak suñu wërngal bi nga xam ne dañu koy wëyal ci biir xibaar yi dem xamale leen ak gox yeeg gox-goxaat yi ci biir réewu Sénégal. tey nag ñu ngi dem fële ca Dindi Felo di ab bërëb bu bakkene féete ca région bu Kédougou nekk ci frontière bu Sénégal ak Guinée tey di altine yemook ñaari fan ci weeru septembre atum 2019 mbokki bisimila ci xibaaru jotaay gi dañu koy ubbee gannaaw ba ñu leen nuyoo fële ca Caajaay ak accident bi nga xam ne jot na fa am ba juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakken kon tali bi defati jéeya daan ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen i jotaayu xibaar leneen lu ñuy waxtaanee di wàllum politique ak mbirum parti démocratique sénégalais ba tey nag coow laa ngi koy fay wëy gannaaw nag ba njiit la di maître Abdoulaye Wade moom nag yeesalaate bile parti ak doxalin bi moom nag yat baa ngay wëy di dal ak ki nga xam ne nag moom moo jiite ñi nga xam ne nag dañoo lànk ci yeesalaat bi nga xam ne maître Abdoulaye Wade amal na ko ci bile parti di nag Babacar Gueye jamono ji nag moom Babacar Gueye kon jëlee nañ ko ci fédération bu Kaffrine mu di nag dogal boo xam ne mi ngi wàcc démb ci dibeer gi gannaaw ab ndaje boo xam ne bile fédération bokk ci parti démocratique sénégalais fële ca diwaanu Kaffrine jot nañu ko amal. njiitu réew mi Macky Sall moom di teggi loxo ci kaw ki nga xam ne moo di Khalifa Ababacar Sall ñu génnee ko ci kaso bi li ni mel di kàdduk Abdoul Mbaye moom mi nga xam ne moo fi nekkoon Elimaanu jëwriñ li ko waral nag la mu xamle moo di njiitu réew mi Macky Sall moom nag bëggul kii di Khalifa Ababacar Sall nekkoon maire bu Ndakaaru daal di génn ci kaso bu Rëbës kàdduk kii di Abdoul Mbaye moom mi nga xam ne nag moom mi ngi ci kujjek politique bi jamono ji mi ngi ko yëkkati ci dibeer gi gannaaw nag mu doon teew ci kanamu jury du dimanche laaj ak tontu dox ci digganteem ak Mamadou Ibra Kane dañu koy teewlu moom Abdoul Mbaye ci micro Mamadou Ibra Kane. Jusqu'à preuve du contraire, je considère que Macky Sall ne va pas gracier Khalifa Sall. li ma gëm te gëm moo di Macky Sall du mës a jëggal kii di Khalifa Ababacar Sall ndax dafa soxor. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un politicien rusé. Il va politique rek la gëm xam nga ni élection 2024 yi di ñëw. Macky Sall da ci teg bakkanam jàpp na ni tey bu Khalifa Sall génnoon dina ko daaneel ci fànn yëpp. C'est une échéance importante pour lui. coow li jëm ci mbirum fer bu Falémé te ñu koy ruumandaat ne mbirum njuuj njaaj da see nekk li ni mel nag di kàddu ko Ousmane Sonko njiital Pastef li ni mel nag itam ab bataaxal daal dinay génn weddi kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko njiital Pastef daal dina koy génnee suñu naataango yo nekk ca journal Libération ñoom nag ñu xëy fësal bile xibaar kon nag ñu daal di fësal itam ci lu jëm ci li nga xam ne moo di contrat bi dox ci diggante APIX ak ñi nga xam ne ñoo di waa société turque bi nga xam ne moom la ñuy tudd ci coow li jëm ci wàllum fer bu Falémé ci fer boobee nag la ñuy desandi ak coow li nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko jëm ci njuut njaaj ci boobule fer ak kàddu yi nga xam ne ki fi nekkoon Elimaanu jëwriñ di Abdoul Mbaye moom itam daal dina koy yëkkati jàppal tànk jiital Pastef di Ousmane Sonko Abdoul Mbaye ba tey dañu koy teewlu ci grand jury ci fi nga xam ne mooy jury du dimanche ak Mamadou Ibra Kane la yëkkati yile kàddu kon Abdoul Mbaye ak ay kàddoom dañu koy daal di teewloo ak Youssouf Konté mi def jàngat lii. gannaaw scandale bi nga xam ne lëmbeewoon na réew mi li jëm ci pétrole bi ak gaz bi Ousmane Sonko di njiitu Pastef fësalaat na beneen scandale bu am ci réew mi jëm ci fer de la Falémé bi nga xam ne nag dañ koo jagleel société turque bi di Tosyali Abdoul Mbaye mi nga xam ne nekkoon na fi Elimaanu jëwriñ yi moom itam noonu la ko gisee. Mais ce document est un scandale. D'abord,
mais amul wérante que ni ki li nga dem scandale la te sax lu ci gën a doy waar moo di société turque bi moom kese moo ciy gagné ndax boo xoolee dina am ci lu toll ci téeméer hectares. Ils obtiennent 100 hectares. Ils obtiennent des... ak lépp li nga xam ne jëm na ci suñu koom-koom bi dina ci gën a am dëgër laay mais loolu musiba na ci ñun. Moi je ne sais pas. Soyez précis. Exonération effroyable, c'est pas précis. Oui, mais écoutez, tout ce qu'on peut accorder comme exonération en matière de taxes, jusqu'à la prise en charge de charges sociales par l'État du Sénégal. lu jëm ci enquête de la division des investigations criminelles mi nga xam ne sax jébbal na rapport am kii di procureur de la République jëm ci documentaire bi nga xam ne BBC amal na ko te mu duppee ko scandale à 10 milliards de dollars Abdoul Mbaye jàpp na ni loolu du mujj fenn. ba tey ci émission Jury du dimanche ki nga xam ne mooy njiitu acte di Alliance pour la citoyenneté et le travail jàpp na ni li gouvernement bi dem ci ay vacances ab càggante la. Les périodes les plus denses pour l'économie sénégalaise, en tout cas même à ce moment. ci nawet la koom-koom di gën a dox waaye ci jamono yi ñoom ñëpp nag membre de gouvernement bi ñu dem ci vacances loolu daanaka jaaduwul xel nangu ko sax. ndax boo xoolee jamono ji ci la koom-koom bi di gën a dox waaye ñoom ñëpp bu ñu demee toogi tugal dafa mel ni dañuy soxal suñu koom-koom. Déterminé. On rappelle les gens quand il y a des problèmes. Non, qu'on apprenne à. te man ci sama gis-gis moo di ministre bu ne da nga war a jël say vacances bopp fekkee du ñoom ñëpp ñooy ànd mandoo vacances ndax loolu baaxul ci réew mi. 2 semaines maximum, peut-être 10 jours au maximum. Et puis qu'en fonction de ça, l'activité ministérielle soit une activité continue. Youssouf Konté ñoo amal ab taxaw seetlu ci koom-koomu réew yi nga xam ne ñoo faree ci dendoo Afrique ñu bëri na nag ci ñu xam ñi seen xam-xam màcc ci wàll mi ci wàllum koom-koom ñu jàpp ne nag réew yi nga xam ne ñoo faree ci dendoo Afrique kon jàpp nañ ne ñoom am nañu am ëllëg gu am solo bu ñu sukkandikoo nag ci seen kàddu am na ay firnde yu bëri yoo xam ne mën nañoo fësal li ni mel waaye nag mbir mi nga xam ne mooy ñuul ci soow mi bokk na ci wàllum évasion fiscale ndax réew yi nga xam ne ñoo nekk ci dendoo Afrique at gu yàlla sàkk daañu ñàkk lu toll ci 2 junni ak 4 téeméer ci ay milliards ci suñuy koppar li ni mel nag di kaddu ganuk l'air du temps bu Alassane Samba Diop seeni ay kaddu ñoom itam dañu leen di teewlu ak Omar Kane. lu toll ci 2 junni ak 4 téeméeri milliards ci francs CFA ñooy génn réewu Sénégal at bu nekk ci anam yu jaarul yoon loolu di kaddu yi économiste bi di Chérif Salif Sy muy loo xam ni day gàllankoor dëkku Afrique yu bëri. Vous prenez par exemple des États qui sont dans la. am na xaalis ju bëri ju génn dëkk Afrique yi ci anam yu jaarul yoon soo jëlee dëkk yi nekk ci zone franc CFA te am lu leen tënk di wax ni dëkk bu nekk mën na transférer amam ci zone franc CFA bi man def naa ay gëstu ci kaabu Sénégal lu ëpp 2 junni ak 4 téeméeri milliards la opérateur sénégalais yi di génne réew mi ci anam yu jaarul yoon. Opérateur sénégalais en toute illégalité. ab Afrique goo xam ni diplomate bii di Jean-Louis Roy rafet na njort bu baax ci ëllëgam. Qu'est-ce qui a changé la Chine? 1000 milliards d'investissements par année pendant 25 ans. mais lan moo changé Chine 1 milliard ci investissement ci 2 fukki at ak juróom moo tax ba dëkk bi gën a pauvre dem ba bokk ci dëkk yi gën a développé. Reconnu par tout le monde. L'Afrique a besoin d'investissement, ça c'est clair. Il y a de Afrique itam soxla na ay investissement te investissement yaa ngi jóge fépp kon rafet nañ njort te xel mën naa dal. un peu réconfortant qui se passe sur le continent lui-même. pourtant ci kaddu Chérif Salif Sy am bi taxu ko yokku noonu. Et je donne un exemple. am bi yokkuwul te loolu mën nañ ko seetlu ci dëkk francophone yu bëri yu mel ni Cameroun Côte d'Ivoire ak Sénégal 1960 ba tey am bi maanaam revenu par tête bi yokkuwul ci dëkk yi ma lim léegi moo ngi toll woon ci junni ak téeméeri dollars tey mu ngi toll ci junni ak ñetti téeméeri dollars. Pour la Côte, ça veut dire que. kon yokkute amu fa. tey Afrique mu ngi mel ni de liggéeyal yeneen réew ndax OCDE wax na ko nee nañ su 1 euro duggee ci Afrique. juróom-ñeenti euro ñooy génn. C'est 9 euros qui sortent. Chérif Salif Sy ak Jean-Louis Roy nekkoon ganu yi Alassane Samba Diop ci émission l'air du temps bu dimanche bi.
Omar Kane ba xam mën nañoo yëkkati ay kàddu yu la neex wala bokk kàddu yoo xam ne bàyyeeku na ci doomi aadama bi jagleel ko beneen doomi aadama mën na koo yàkkal lu bëri ci dundinam ñu jàppee ko li tubaab di woowee liberté d'expression di ponk bañ doon waxtaanee ci ab ndaje boo xam ne ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum jumtukaayu xarale yu yees yi ñoom ñoo xëy démb daal di koy amal daal di xool nag gan natt la ñu mën a amal ci li ni mel kon ndaje bi ñu ngi ko amaloon gaawo gi ñu génn fii ci Ndakaaru ñoom ñooñee nag xool saytuwaat ci anam yi nga xam ne doomi aadama bi war na ko mën a jëfandikoo jumtukaayu xarala yu yees yi te du lor moromam. Chérif Hassana Fall teewe woon na bi leen ndaje. internet doon bërëb boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne suñ fa demee mën nañoo waxee nuñ ko sentiree waaye fii ci Sénégal boobee liberté moom yoon da koo tànc bu baax ndax ñii ci internet bi moom code pénal lim leen di daan dafay bëri loolu. loi pénale bi dafa tëj liberté d'expression. dafa am ay termes yu ñu utilisé depuis 2016 par exemple ak 2008 ba 2016 ay insultes par le biais d'un système informatique kenn xamul luy insulte boobu. mën nañ la jàpp pour diffusion de fausses nouvelles mën nañ la jàpp également pour diffamation mën nañ la jàpp également pour injure par le biais d'un système informatique maanaam ci Facebook wala ci internet. ab code pénal boo xam ne sax blogueurs yi ñoom dañoo jàpp ne dafa mel ne yenn saa yi dañ koy jëfandikoo ngir mën di tëj làmmiñu ñenn ñi. liberté d'expression amul Sénégal parce que sànq ci panel bi boo xoolee li ñuy listé foofu yëpp ñu ne lii ku ko def yoon dal ci kaw daanaka moo noppi tëj sa gémmiñ ñoom ñoo yam. suñ demee bay teree nit ki muy wax xalaatam rek nekkatuñu ci république nekkatuñu sax ci démocratie bi nga xamante ni dañ koy yuuxu fu nekk. fii dañuy jël prison di ko xabtalee nit ñi di jël garde à vue di ko xabtalee nit ñi muy li nga xamante ni lu dommage la. yile blogueurs yoo xam ne sax ñoom fi ñu toll nii nguur gi reconnaître leen benn yoon na. problème bi mooy loi Sénégal amul waxul dara ci blogueur le statut maanaam boo nekkee blogueur amul benn loi bu ne lii nga war a def ak lii nga warul def. dafa jot aussi loi bi wala boog texte yi nga xamante ni moom moo régir code du travail d'abord avant may dem ci code pénal et autres mu reconnaître métiers yi nga xamante ni ils sont issus de l'internet. ci Sénégal blogueurs yi dañoo nekk ñoo xam ne xarañ nañu loolu ci internet bi yenn saa yi sax ñu wàcc ci terrain bi dooni activiste waaye seen situation doon loo xam ne oyof na loolu tax sax ñoom ñuy woote wàllu te wax yoon na leen gën a jàppale te xamal leen ñoom ñooy ñan. Chérif Hassana Fall mbalit mi jaaba jonge ci yenn ci ay gox fii ci Ndakaaru ay ndaw dëkk fële ca Wakam cité avion ñoom nag dogu nañu ngir dindi salte gu bëri ga ñuy nemmeeku ci seen gox ñoom ñooñu nag di jëfandikoo ay moto waaye nag liggéey bi le ñu soobu si naam ne sax pour seetal seen gox waaye nag ñu ngi ciy weccoo ci ay koppar bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu ñoom ñu dellu siwaat ana lan moo tax ñu soobu ci bile liggéey Babacar Touré. bés bu nekk Lamine dina wër cité avion bi nekk Wakam ak motoom bi ci buntu kër gu nekk ndaw li dina fa gaare ngir jël ay pollu mbalit li la nag ci lay suturlu. tous les jours dañuy liggéey dañuy ñëw sa kër daal di bu fekkente ne ni kër gi këru famille la du nangoo dugg ci biir kër gi. dañuy sonné après ñu génne ko mais bu fekkee ne appartement comme ñi nga xamante ni dañuy dem di liggéeyi ñooñu ñooy yéeg ba ci kaw daal leen di jëlal ci mbalit bi te li tax ñuy yéeg ba ci kaw mooy dañuy teg mbalit bi ci buntu appartement bi après ñun ñooy yéeg daal di ñëw jëlal leen ko. suñu ko tonnee ci buntu kër yi mbalit mi ci ay point de collecte la ñu koy dajale. yi les points de collecte UCG di kër gi yore wàllu mbalit mi ci Ndakaaru moo ko fi teg. li ko waral mooy sunu sukkandikoo ci seeni kàddu ñu mën a dindi mbalit mi ci yenn koñ yi seeni oto mënu la jotee. pour ñun ñëpp ñu jàpp ci dëkk bi set UCG dana leen indil fii chaque jour ñaari oto amul jour buñ di liggéey ndax boo xoolee tabaski bi passé presque fii ci précollecte bi rek génne nañ lu mot 40 tonnes chaque jour 2 camions dinaa ko am fii lay nekk de 10 heures ba 17 heures des fois ba 18 heures nii la ñuy liggéeyee ak ñoom. ci njëkk li nag. daanaka amul waxaale Lamine di ñu xamal ne borom kër gi mooy seet lu mu ko jox saa yu weer bi deewee waaye ndaw li moom merul benn yoon ñi mi liggéeyal naka noonu. arrangé nañu parce que mbalit yi oto mbalit bu ñëwee tey bala muy ñëwaat dina yàgg te moom mooy ñëw di jël sunu mbalit yëpp di ko yóbbu mbalit dootul fanaan sunu kër yi suba su xëy nañoo jël sunu mbalit mu jox ko mbalit mu yóbbu. li ñu seetlu tey mooy ne buubu mbalit mi bari na ndaw yi mu yitteel li ko dalee ci charrette yi ba ci moto yi xew léegi. ñu bari di ci daan seen doole lii la sax tax ba ñuy sàkku ngir ñu gën leen bàyyi xel.
ñu waxtaanee wàllum tàggat yaram ak jongante bi nga xam ne moo ñeel wàllum basketball nga xam ne tàmbali nañ ko jamono ji kon réewu Sénégal nag dugg gu mu dugg ci bile jongante moom dafa ñàkk ci kanamu Lituanie lu toll nag Lituanie am ci toll ci téeméer ak benn poñ réewu Sénégal am ñeen fukk ak juróom-ñaar li ni mel nag waral ñu daal di jàngat dugg gi nga xam ne réewu Afrique yi dugg nañ ko ci bile jongante ñeel wàllum basket di coupe du monde Sékou Seydi. ay talaata gi ci seen diggante ak Canada jëm ci seen deuxième match poule H boobu. Cheikh Sékou Seydi ñeneen ñu yaakaar yàkkeeku ci seen kaw di nag gaynde yu jigéen yu Sénégal gannaaw ba ñu amee woon yaakaar ne mën nañoo jël jongante bi ñeel wàllum Coupe d'Afrique bu basketball bi ñu doon amal fii ci réewu Sénégal ndax gaynde yu jigéen yu Sénégal ñoom ñi nga xam ne nag ñoo gën a ràññeeku ci mbir mi le ci dendo Afrique gannaaw nag ba ñu amee fukk ak benn yoon ñuy jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi ñeel wàllum basketball ci jigéen ñi bi ñu doon amalee nag bu mujj bi fii ci réewu Sénégal ñu daal di lajj ci kanamu Aigle yu Nigéria gaynde yu Sénégal ñoom ñooñee nag kenn ci ñoom Ndeye Sène daal dinay sekk waxtaan ak Ibrahima Camara mu del siwaat ci bi la jongante ak lu ñeel wàllum basketball ci jigéen ñi fii ci réewu Sénégal. ñu bëggoon jël coupe bi lool ngir bégeel sénégalais yi waaye mujjuwul antu Ndeye Sène di fàttaliku Afrobasket 2019 ak xol bu metti final bu mujj bi tamit voilà metti na ma trop dëgg yàlla parce que sa biir dëkk la ñu gagné la fi dafa metti parce que bëggoon nañu marqué benn empreinte bu rëy Dakar Arena. ci atum 2019 ba tey mu am ay raya ci équipe nationale bi xam bu baax basket ba tax muy wax ne bu ñu buggee soppi équipe bi faw rek ñu def nànk-nànk. équipe kenn du ko jël rek raxas ko noonu mu set da ngay jël comme li ñu def ci Coupe d'Afrique bi indi ñaari xale. bu beneen nga indiwaat keneen noonu ngay def par étape ba équipe bi nekk benn équipe mais boo bëggee defar équipe jeune raxas ñëpp di nga toog ay année pour nga génn pour nga génn sa poule rek bay egg demi-finale. moom ay kàddoom yemalewu ko foofu gis na ne ngir basket su xaliku bu baax faw rek gox bu nekk ndaw yi am terrain yu ñu mën a tàggatoo. région bu ne dafa war a am terrain basket quartier bu ne war a am terrain basket bu ndaw pour xale yu ndaw yi nga xamante ne amuñu opportunité di dem ci fu mel ne Marius Ndiaye wala Arena di fa jouer dafay sore moo tax dama ko doon kaas fu ma toll ni Saint-Louis li mu def ci basket dafa waroon am benn salle comme ni Thiès amee salle voilà yeneen dëkk yëpp ku am salle waaw loolu moom dafa baax Arena wax dëgg yàlla baax na mais bu doon suñu sago ñu génne ko ci région yi voilà ba nga xamante ne ëllëg bu ñu organiser tey Coupe d'Afrique du ñu am benn problème. moom mi évolué carrière am yëpp Sénégal gagné na coupe du maire ren li ko dese pour terminer saison bi mooy jouer demi-finale championnat national ak Dakar Université Club. Ndeye Sène nekk bokk ci gaynde yu jigéen yu Sénégal doon àddu kon waxtaan nga mu sekk ak Moustapha Gabar Diop leneen lu ñuy waxtaanee ba tey ci wàllum tàggat yaram ak ñi nga xam ne nag ñoom ña ngay taamu fi nga xam ne moo di corniche bu Ndakaaru bu dibeer jotee dem foofu nag mën a yëngal seenub yaram ñoom ñooñu nag ñu daal di cay nemmeeku ay mag yoo xam ne ñoom dibeer gu jot daañu dem foofee ngir mën a def li ñuy woowee tàggat yaram Matar Ngeer. xàll wi ci corniche u Ndakaaru doon bërëb buy dajale ay nit yu bari dibéer bu jot ñi nga xam ni dañoo jëm mag dañu fiy ñëw ngir di tàggat seenu yaram mag ñii nag ku ci nekk layal na li ko tax a jóg. sport kat mënut a fanq de waaye mun na ko soreel voilà loolu nag moo tax à mon âge may pratiquer le sport. mun naa wax tous les 15 jours nous faisons cette distance mais de temps en temps dañuy rester au niveau de IFAN bon def ay exercices. tey ñu ngi jógee IFAN dem ba mosquée de la divinité environ 5 kilomètres. dama mës a def sport depuis surtout bi ma nekkee étudiant ba léegi ba ma commencé liggéey ba léegi mësuma arrêté ndax ma xam ne dafa baax ci doomu aadama et aussi bon j'ai fait le service militaire aussi. kii nga xam ni mooy jiite seenu tàggat xamle na ni mag mu muy jël itam laata ngaa tàmmali dinañ xool. ndax sa yaram attan na comme déet. képp kuy ñëw être membre dans notre cas dans le cadre de notre association il y a des médecins qui sont disponibles da ngay dem tu te fais consulter ñu xool la contrôler xool ndax tu es apte ou pas am na si ñoo xam ni am na certaines maladies yoo xam ne bu nekkee si ñoom am na yenn exercices yi waruñu ko def mais loolu yëpp dama koy xam à ma qualité de moniteur. ndaw si day yëngu ci wàllum wér-gi-yaram daa tàggatu si waaye porox ndolluwaale nañu ngir laaj ko njariñ yi tàggat yaram
mën a amal ñi féete mag. booy jëm mag sa siddit yi élasticité bañ amoon dafay wàññeeku day mel ni luy dëgër donc sport dana ralentir loolu sport dina la permettre pendant lu yàgg sa cœur bi di fonctionner bañ a faible sport dina tax sa deret di daw nam waree ndax mag deretam dafay jaar ci ay vaisseau ay raakool yi dañu élastique suñu demee ba màgget élasticité boobu day wàññeeku ce qui fait deret ji ni muy dawee ak ni ngay tëddee tëddaay bi di tànc deret ji sport bi daf lay dimbale pour deret jooju mën a daw normal. am wér-gi-yaram wala yàgg a tàggatu lum ci mën a doon xàll wi nekk ci corniche Ndakaaru moo ngi wéy di gën a xëcc mag ñi. suñu wërngal gi ñuy amal daal di leen xamale ak gox yeeg gox-goxaat yi fii ci réew Sénégal ca Dindi Felo la ñuy utali tey jii foofee nag nga xam ne mi ngi fële ca diwaanu Kédougou sorewul dara frontière bu Guinée mu di bërëb bu bakkene mu di bërëb boo xam ne bëri na ci askan wi ñoo xam ne dañu fay wutali daal di koy dem nemmeeku ji ndax rafetaayam Yandemba Tine. Dindi Felo di gox bu ràññeeku dëkkub jàmm koy ak dal foofe doon tamit gox bu mën ganale ci ay gëtu ñi nga xamanteel ñoom ñoo fa jot a dem mën nga nekk daanaka ci suufu montagne bu rëy waaye dem fa jafe lool ba tax na Dindi Felo muy wuyoo sax turam cascade ya fa nekk siiw lool te ki tax sax ñu gis ko nekkoon ab rëbbkat. Le bas de la montagne Dindi Felo c'est un pôle. si kàllaamay pël Dindi Felo mooy si suufu montagne bi bërëb bi sax xusire lañ ko doon wooye mu nekkoon foo xam ni si dafa bëri woon garab ab rëbbkat sax moo fexe ba gis ko moom cànge la nekkoon daal di tudd Mamadou Diampaté Traoré. demoon ca bërëb ba kakay nemmeeku ay jafe-jafe dëgg la doon am waaye loole day fàtte nañ ko tey ndax ña fa dëkkee mujj nañ ca am pexe. Mais attention, il y avait des abeilles mystiques à l'entrée de la cascade. waaye dama bëgg ñëpp xam ko fii amoon na ay yamb yoo xam ne si yu doyoon waar lañ benn bis lu ëpp téeméeri nit ñëwoon nañ fi ngir xool bërëb bi waaye yamb yi dalee naa songu ndaxte dañoo bëri woon ay bruit yu ñu doon def kilifa yi sax di gouverneur wala chef de service yi nekkoon dañoo daw ngir wuutu leen ñaari weer a ngi nii yamb yi garab bu ñu nekkoon dafa daanu gis nga léegi ñoom ñëpp a daw ñu ngi sant yàlla bu baax parce que loolu nekkoon na loo xam ne si dina tax ba bërëb bii ñu fi ñëw du bëri. L'arbre est tombé, vous avez vu l'arbre est déjà là, tombé là, il y a un tronc d'arbre là. L'arbre est tombé. Dindi Felo soo xoolee ci alam gi naat na lool te rafet ñu mën ko jëfandikoo ndax di ko wone saa su ne ci àdduna ndox yay jóge ko ca kaw di wadd ci lu tolloog téeméeri meetar wala li ko ëpp foofe nag ku ne mën faa sangu saa su ne cascade ya nekk ca Dindi Felo nekk ci alam googe rafet jekk taaru waaye tam ndox ma fa muy jóge daanaka jot na Guinée. La source de la cascade, à partir de là-haut, la cascade, vous avez vu, l'eau est souterraine. sooy xool cascade bi mën nañoo wax ni fu mu jógee ci suuf la dafay daanu daal di jugaat ci tolluwaay boo xam ne si mën nañ koo natt ci juróom-ñetti fukki mètre te ci kaw sax mën nañoo gis benn plateau boo xam ne si amul ndox mu bëri waaye cascade bi ndox mi du mës a jeex ci at bu nekk waaye mën nañoo wax ni ci année 1970 ci lañ commencé xam lan mooy njëriñu cascade bi ndaxte ñii di tubaab bi dañ fi doon ñëw di ko xool ñëw tamit di ko saytu daal di ànd ak ay ingénieur lii moo tax gouverneur bi daal di fi ñëw ngir xool cascade bi nan la mel. Parce que avec des missionnaires qui venaient de l'Europe ou bien qui venaient assez, on leur a parlé de la cascade, de venir visiter. ngir mën a doole lu dem ci tourisme maanaam nganale askan wi fii ci Sénégal faaw ñu dooleel di dem ca gox boobee nekk ca diwaan bu Kédougou waaye nag balaa ñoo yegg foofe faaw xàll ya la fa yóbbu ñu fexe ba indi ci ay joyante ndax dem fa gën a mën a yomb. mu ngoog dañuy daal di yegsi ci xibaar yi biti réew yi ànd ceeg Awa Diop. ca Mali lañu koy dooree foofee nag ak taax bu nekk en chantier bu daanu daal dinay jur fukk ak juróom ci ay doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan loolee nag mi ngi xew diggante biig jàpp tey ji ci suba gi
foofee nag ci jamono ji ay volontaire ñu ngay wéy di seet ndax ay nit desuñu ci suufu décombres yooyee bilan ba nag jamono ji di ab bilan nekkandiku ba nga xam ne ma ngay wàññi fukk ak juróomi doomu aadama yu ca ñàkk seen bakkan tax boobee nga xam ne nag dese woon na yegg ma nga amoon ay fukki doomu aadama yu ca doon dund ak équipe bu sapeur pompier ña nga ko fay xaar ngir ñu wéyandil seet yi ñi nga xam ne nag ñoo di nguur ga taxawal ab cellule de crise ba nga xam ni kii di jëwrin bi ñu dénk wàllum kaaraange ak gouverneur ba daal di nañ cay bokk ngir daal di organiser li nga xam ni moo di secours yu njëkk yi. ca Côte d'Ivoire gannaaw ñu daal di yàqate li nga xam ne moo di bàmmeelu artiste bi di Didier Arafat fukk ak ñaar ci ay doomu aadama teg nañ leen loxo moom moomee nag ak bàmmeelam samedi ay fan sam ñoo ko daal di nag songu daal di sulli néew ga ñoom ñooñee nag nee nañ lu nu bëggoon moo di mu wér leen ni Didier Arafat moom la ñu suul foofee police nag daal di nay teg loxo ci ay bés bi nu génn fukk ak ñaar ci ay doomu aadama daal di fësal ci ab bataaxal ni ñu ngay wéyandi nag l'enquête bi ngir teg loxo ñëpp ña nga xam ni dugal nañu seen yoxo ci boobu mbir procureur de la République itamit daal di nañu koy saisir. ca RDC foofee nag secrétaire général bu Nations Unies Antonio Guterres daal dinay sàkku ñu yokk jéego yi ngir xeex jàngoroy Ebola ci ñaareelu bisu tukkib nemmeekom bi daal dinay dem nag ci foyer bu njëkk bu épidémie Ebola boobee nga xam ni daal dina fay weccoo ak ay nit ya nga xam ni dañu leen faj ba ñu wér ci jàngoro joojee Antonio Guterres daal di sàkku itamit ñi nga xam ni ñoo di àdduna bi ñu wëyandil seen i nag mobilisation ngir daal di jàppale réewum RDC daal di sàkku dépistage ak li nga xam ni moo di ay don jëm ci wàllum koppar ngir xeex épidémie Ebola ci fàttali nag naam ne am na fa ak dal ci jàngoro jooje teewul ma ngay des doon ak jafe-jafe santé publique ci RDC épidémie ba nag daal dinay jur lu tollook 2,000 doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan tey jii nag moom Antonio Guterres war na sikk waxtaan ak njiital réew ma Félix Tshisekedi ngir weccoo ci wàllum kaaraange ak ëllëgu ONU foofee ci RDC. kuréel bu ñu dénk élection yi daal di nay nag fësal samedi ji liste finale bu 25 ci ay candidats yi nga xam ne nag ñoo war a jongante ci mbir mu le nga xam ne nag dañ ko anticiper ci fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi nu nekk mu mën a nag permettre ñu daal di tabb ka nga xam ne moo nar a wuutu njiital réew ma fa génn àddina Béji Caïd Essebsi campagne ba nag daal di nañ koy door diggante nag tey ji jàpp fukki fan ak ñett ci weer wi nu nekk ñetti figure ci wàllum politique nag bokk na ci njiital jëwriñ ya di Youssef Chahed am ñeent fukki at ak ñett njiital réew ma par intérim Abdel Fattah Mourou ma nga xam ne nag am na juróom-ñaar fukki at ak benn ak ka nga xam ne moo fa nekkoon jëwriñ gu nu dénk wàllum défense di Abdel Karim Zbidi am juróom benn fukki at ak juróom-ñeent bokk nañ ca candidat ya ca yooyu le candidat nag ñaari jigéen dong lañu ca nemmeeku ci ñaar fukki ak juróom benn bokk na ca ka fa nekkoon jëwriñ bu nu dénk wàllum tourisme Salma Eloumi ak Abir Moussi doon ab pensionnariat bu régime bu dictateur ba ñu fa wàcce woon Zine El Abidine Ben Ali ak it président bu parti destourien libre ba. mu ngook dañuy daal di yegsi ci ponk bu mujj ci jotaayu xibaar yi li yéen kay xëy fasal tey ak Cheikh Sall. mbokk yi dal leen ak jàmm ay mbóot yu mag a mag la audition bi nga xam ne moo di OFNAC ubbiwaat daal di génne buñ sukkandikoo ci l'observateur scandale moo amati foofu ci diwaanu Prodac fii ñu fi tuddati ay milliards buñ sukkandikoo ci yenn kaay bi benn marché boo xam ne toll na ci benn milliard ak ñett moom la ñu amal te lépp jaare ko ci ay documents yu wérul maanaam ay faux documents ministre bi nga xam ne moo di ministre Abdoulaye Diop ak rakk Souleymane Jules Diop ñu tudd leen ci mbir mi ña taq nañ ci rëpp Les Échos moom des ci boobule audition waaye dikk ci révélation yu yees yoo xam ni am na ci contrat pétrolier bi dox diggante réewum Sénégal ak Petro-Tim bu Frank Timis ay révélation yoo xam ne ñu ngi jëm ci Aliou Sall ak Karim Wade buñ sukkandikoo ci yenn kaay bi audition bi tax na ñu xam koppar yi nga xam te ni bii Aliou Sall doon na ko fayeeku ñu wax ne toll na ci fukki millions ak ñaar ba léegi ñuy xam ne fës na ci bii la audition ay kàddu yu waroo yoo xam ne rakku président yëkkati na ko ki nga xam ne nag moo fi nekkoon njiitul Petrosen moom joxañ na baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade ne moom ci boppam moo weñoon seen loxo signaloo leen ak Petro-Tim
professeur Issa Sall dafa mel dañoo weñ loxoom jëlee ko ci bopp parti bi nga xam ne moo di PUR di crise politique boo xam ne moo fa am buñ sukkandikoo ci laas yéene kay Serigne Moustapha Sy ci boppam moo jëlaat parti ba teg ko ci ay loxoom waaye mel na ni professeur Issa Sall moom mu ngay bañ lu Sud Quotidien moom tuddee li nga xam ne moo fa am fatwa bu Serigne Moustapha Sy Le Quotidien di xam ne li war a toolu yëpp mooy dialogue national bi nga xamante ne bii Issa Sall teew na ca te Serigne Moustapha Sy wax ne boppam la fa teewal lépp lu ñu fa yëkkati engagé wul parti bi nga xam ne moo di PUR ci biir Sud Quotidien ba léegi Issa Sall di wax ne PUR parti politique la du mouvement religieux te moom mooy secrétaire général ba léegi ak lu si mën di am seen diggante neexatul bu neexatul buñ sukkandikoo si laas yéene kaay moo di diggante Famara Ibrahima Sagna mi nga xam ne mooy doxal dialogue national bi ak général Mamadou Niang mi nga xam ne moo yor commission politique bi ñoom seen diggante neexatul ndax ki nga xam ne moo di général Mamadou Niang dafa mere lool Famara Ibrahima Sagna moom mi mu jàpp ne dafa soofantal bu baax a baax commission bi nga xam ne moom la yor ndaxte ginnaaw liggéey yi nga xam ne nësër nañ ko yëpp biñ ko ci laajee tontuwu leen te jox nañ ko ñetti bataaxal yoo xam ne yëpp tontuwu ci benn. enquête yéeni kaay moom xëyee lu mu jàpp ne ñu ngi koy nësër foofu sa palais de la république de benn gouvernement boo xam te ne bii moom la ñuy élargir jàpp ne loolee moom la ñu jublu ngir génn ci crise politique bi waaye li mu gis moo di boobule gouvernement élargi am na ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne moom la jur rawatina kenn koo xam te ne bii mooy am dëgër laayu mën a waxtaan ak ñëpp taxawaay boo xam ne meloon na ni taxawaayu Ahmed Dansokho mi nga xam ne moo fi jóge bu yàggul waaye ci geneen wàll ga muy xam ne ni Karim Wade ak Baye Dia Abdoulaye Wade ñoom football nañu bii la proposition di wax ba léegi parti démocratique sénégalais ak parti Rewmi bu Idriss Seck ñaari kuy yu mbëkkante la ku nekk bëgg a taxaw ci bopp l'opposition bi président Macky Sall moom taxawul mu ngay doxal buñ sukkandikoo ci Le Soleil moom mi ngi ñëw ngir joyante bu baax a baax dépense yi nga xamante ni bii nguur gi mu ngi koy amal ci wàllum téléphone yi maanaam jokkalante bi di yaxanal goo xamante ni bi amal nañ ko bu baax a baax ci dépense yi ñu doon amal ci téléphone portable yi facture yi di dem ci diggante ñaar fukki milliards ak juróom ak fanweeri milliards suñu koppar ñetti décret ak ab joxoñ boo xam ne moo ngi jógee ci njiitu réew ma moom lañu joxoñ ngir mën a doxal mbir mi Le Soleil di xamle ba léegi ne yaxanal gi du yem ci téléphone portable yi rek ndaxte ñaari ayubis yi ñu jëm dinañu jublu ci téléphone fixe yi wàññi bu baax it koppar yi nga xam ne moo jëm ci wàllum internet ndox courant wota yi ak li nga xamante ne bii moo di carburant bi jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. Cheikh Sall jaajëf mbokk yi mu ngoog njoloor si jotaay gi fii lañ koy yëkkatee rafetlu ànd beek programme ITV xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn météo léegi lay doon jaa ngeen jëf.